gars yi maa ngi leen di ziar maa ngi leen di ziar maa ngi leen di ziar leen di nuyu bu baax a baax ku dugg partagé ku dugg partagé ça depuis Allemagne da ngay def le blog de Maty Trois Pommes wala waaw le blog de Maty Trois Pommes wala nga dugg ci compte Maty Fall Sarr nga dugg ci compte Maty Fall comme ça di nga gis live bi comme ça nga mun ko partager directement pour waa Allemagne donc gars yi ku dugg nga partager di jéggalu nag di leen di nuyu bu baax a baax di jéggalu parce que y avait quelques soucis ñu ngi ba tey ci suñu page yi di ñu indil problème sànq j'ai du mal à me connecter muy ci Maty Fall bi di également ci blog de Maty Fall de Maty Trois Pommes bi incha allah même blog bi sax dañ koy dina changer tour et tout voilà donc parce que am na ay mbir yu ñuy préparé mais jàpp leen ne on fera tout depuis le début parce que mois de mars bi jamono yooyu la gënoon a tar ndax jamono yooyu ngeen doon yéen waa Sonko boys yi ci ngeen doon def de seen groupe WhatsApp pour di préparer live Maty pour ngeen koy saboter. d'accord loolu yëpp dépassé nañ côté boobu ndaxte man fexe naa ba ne def sama audio ay nit jël ko ne ko saraax ci seen groupe googu ngeen tas groupe ga nag faf voilà donc parce que ku bëri ay mbokk mënoo koo jëw donc dépassé nañ stade boobu fu ngeen tëjee buntu bi ñu ubbi jaar feneen ñun on a fait plus de 20 ans ci médias yi du ay gone yu ndaw année 2000 dooru judd année 2000 bëgg a ñëw yegg suñu ko bopp bi di ci hip hop mënul nekk wala di ci mbalax mënul nekk donc gars yi dama bëgg ngeen dugg ci compte Maty Fall du page Maty Fall ci boppam ku ko defee ngeen abonné wu parce que j'ai plus de 5000 amis mënutuma accepter ay demande yi bari na trop mënuma accepter ay demande faut que ngeen abonné wu mooy enveloppe bi à côté y a plus de 83000 abonnés followers foofu ngeen di cliquer da ngeen di cliquer rek abonné ci Maty Fall bi voilà donc mun ngeen abonné foofu wala ngeen abonné ci le blog de Maty Trois Pommes en masse incha allah rabbi voilà donc gars yi maa ngi leen di ziar def leen ay kër parce que waa kër Sonko yi yegg si na ñoom teel a dugg si nag léegi sax dootuñu leen xaarati léegi ñoom dañuy teel a dugg nag rek commencé guerre bi commencé xeex bi kon nag gars yi def leen le maximum de cœur ana waa Kodas Ibrahima Diaw maa ngi lay ziar Zal Sagna maa ngi lay ziar Bishkan maa ngi lay ziar waaw kon nag ca kaw ca kanam rek gars yi tey moom xoolal depuis mercredi mon cœur frigidaire mercredi 10 novembre mon cœur frigidaire dama kontaan man daal fu mun naa ne daw 100 mètres non duñ ko sorxo waaye tey dafa am live boo xam ne gars yi dugg si leen ndànk dugg si leen bu baax sax s'il le faut kël gi maa ngi lay ziar Ibrahima Bousso maa ngi lay ziar ku dugg partager ba pare ngeen def ay kër ndax waa kër neex a dëkkal yegg si nañ voilà Moustapha Diagne maa ngi lay ziar gars yi nag Maty Trois Pommes Françoise Hélène Gaye waa Kodas dañoo am nag ndam bu rëy tey nag ñu war ko waxtaanee war koo féete ndax tey ji suñu ndam la réseaux sociaux yi instant bi ni happiness liberté freedom lañ fiy dundu ndax man ni ñu def gone gii Sonko niñ ko def nii vidéo yi di takkarnaase fu ne gars yi débordé d'imagination et d'inspiration mais daw 100 mètres Ousmane Sonko yi gars yi niñ ko defee ndi liggéey bi nga ci def nii Facebook bi dafa wàcc ba zéro mercredi dama toog ràcc dama doon ree bay jooy non mon cœur est frigidaire donc tey waa kër Sonko yi ñëwoon toog rek terroriser ñëpp toog ci suñu compteur xol gi ñaari jigéen ñoo ko xeex Françoise Hélène Gaye ak Maty Trois Pommes am nag ñeneen ñoo xam ne dañ ñëw rejoindre ci xeex bi muy ñoom bëgg bàyyi bañ kat ak ñeneen kon gars yi loolu duñ ko sorxo may la ma rek ma jël ay ndot na ñun suñu laaj dañ koy préparé bokkuñu ak waa kër Yàmma di tax ñee nga xam ne amuñu ku leen waxal ñoom ay saagakat lañu am mënuñoo live xamuñu lu ñuy communiquer ñoom daal saaga ak xaste te fu mu nekk ni gars yi fu mu nekk dañoo ësti saaga bee xaste bi sama benn xarit nee na ma Maty au tout début buñu ma daan saaga sama xol bi da daan jeex takk waaye instant bi ci local yi nii rek saaga nañ ma xoolal yëgalu ma ko sama yaram xoolal nit ñee sonn dañoo ës léegi dañ koo tàmm man mi sama bopp ak ñoom François saaga yi sax ak xaste yi ak tuumalaate yi seen bala jeex xamatuñu lu ñuy inventé c'est les mêmes saaga les mêmes diffamations les mêmes xaste donc seen bala jeex amatuñu pexe fu mu nekk ni gars yi daal sénégalais yi ñu ngi tutoyer Ousmane Sonko ci réseaux sociaux yi fu mu nekk ni daal gars yi daal freedom la ñuy dund fu mu nekk nii ku nekk ngi wax sa xalaat te ñun loolu moo doon suñu xeex duñ ko sorxo bàyyi la mu jël samay note bu ko defee ñu après moo wax leen samay invité ñu def suñu benn 1 heure bu saf-sap ma décortiquer leen li xewoon mercredi ñu war a nag président Macky Sall moo toog fële ca Paris
ne soyez rassurés ah Macky Sall ànduma ak yow de wax dëgg neex yàlla ñëpp xam nañ ne man moo ànduma ak kenn waaye président de la république gannaaw lu xew mercredi man Mati Fall je suis rassurée je suis rassurée di nag sant bu baax ministre de l'intérieur Antoine Diome di sant bu baax waa BIP ay yéen a am fulla ak fayda di sant bu baax waa GIGN mon cœur est frigidaire ni sama xol bi seddee Antoine Diome yal na ko sa xol bi seddee guy Diome boolewu dara ki wax am fulla am fayda góor piir góor doo bari wax doo nekk ci ay détails yi ay waay général Fall Moussa Fall rek nga mën a sant Fallen bi ñun dëgg rek te kenn duñ jëm naa ni boolewu dara ki wax yow it mon cœur est frigidaire ni sama xol bi seddee àllarba yal na ko sa xol seddee Fall Moussa Fall général kontaan naa ay waay waa GIGN waa BIP ku ci nekk yal na sa xol sedd guy yi ni ngeen seddale sama xol bi yéen ak seen njaboot lu ngeen bëgg yal na leen ko yàlla may ci xol bu sedd guy yéen ñu may lii daw Ousmane Sonko yi plus rapide que son ombre Usain Bolt bi 100 mètres bii mu def nii daw dugg ci magasin fulle ci kër jàmbur daal di atterrir ci xaru mbaar ya ci mbaaru xar ya buñ ko sorxo nañ ko def ndànk rek man décrypter leen ko ñu ut échappatoire naan waaw buñ ko naroon a jàpp dëkk bi dafay tàkk ñoo xam lu tax arrestation kenn xalaatu ko woon ci jour boobu bu arrestation waroon a am dispositif bi dafay daal di changer du ay 2-3 pneu ci benn VDN mooy tax ñu waroon décider arrêté ñu war leen a génnee déedéet ba Khalifa Sall doon def conférence de presse ci biir conférence de presse bi waa iRadio ñu ngi annoncé ni bàyyi nañu Barthélémy Diaz Sonko ak it Malick Gakou waa iRadio ñoo ko annoncé kon fii dara ñoru fi bañ koy màcc duñ ko sorko gars yi ñëw leen lii may la ma dimanche passé nag non balaa may jël ay notes may la ma tuuti rek ma daal di du ma def lu dul tegal leen bëgg bàyyi bañkat sa live bi nga def mënatuloo ko gars yi di leen suivre bëgg bàyyi bañkat taxawal na benn mouvement pour bu ñu taal Sénégal ak ay jeunes c'est une très bonne idée ñu ngi la ci ñu ngi rafetlu lu ni mel di la encourager ma tegal leen bëgg bàyyi bañkat tegal leen Kouthia comédien suñu Kouthia national di nag aussi encourager waa Facebook réseaux sociaux yi activistes yi gis naa ne woon waa parti au pouvoir sa léegi am nañ ñu leen nekkal ci réseaux sociaux yi ñu danse ta ñu féroce gis naa ne waa réew mi gën a danse ci réseaux sociaux yi parti réew mi waa opposition ñi nga xamante ne ñenn ñi duñu laaleeg waa Pastef tey jii saf ngeen sàpp ci réseaux sociaux yi benn waa Sonko boys bu ñu yegsee rek ngeen def seen publication ñuy jiite ngaas ak yéen gars yi yëpp a ñëw sotle leen gars yi am ngeen fula am ngeen fayda waa réseaux sociaux yi maa leen di delloo njukkal léegi fii kan amu fi kenn nag lañ fi terrorisé wul jamono ji ñëpp a free ñëpp ay doon dund freedom ci réseaux sociaux yi loolooy sama looloo ma neex te loolu mercredi lañ ko gis ku nekk fireeku waa kër Sonko yi dem leen xooli feneen ay saaga ak ay xaste ak yàq àdduna nit ñi fu nekk ni terroriser tu leen kenn ci réseaux sociaux yi seen live saaga ak ñoom xaste gars yi tàmm nañ ko mis nañ ko chercher autre chose ça ne fait plus mal personne surtout nag man mii nga xamante ne ñoo yàgg ci mbirum média ñun ay saaga ay compliment ñun loolu la ñuy dund depuis plus de 20 ans tàmm nañ ko Frances Hélène Gaye di sportive da ngay xam luy adversité yéen yi du la sonal xam nga instant bi ñan ngeen di sonal waa presse te loolu dinañ ci ñëw presse fële ca Sénégal dinañ ci gis naa ne dugg ngeen jéem a dugg ci 18 ñoom Cheikh Yérim Seck ñoom Dame Dieng leeral ak yu demee noonu dinañ ci jóg ci kaname tuuti gars yi ma may leen tuuti rek déglu leen bu baax bëgg bàyyi. loolu leen dal démb da ngeen naa ñam seeni tànk démb da ngeen a dagu man jàppoon naa ne suñ leen dóoralee lacrymogène pour man da ngeen koy fente xam nga dëggal seen bopp affronté ak gars yi jàkkaarloo ak ñoom xeex ak ñoom. man loolu laa jàppoon na la Ousmane Sonko di def. waaye man ba ma séenee Ousmane Sonko moo raw Usain Bolt Ami Mbacké Thiam Ousmane Sonko ko gën a gaaw démb te li ma ci gën a yëm nag mooy daloon njëkkalante porte magasin bi barke rasulullahi di njëkkalante porte magasin bi
ñi jàpp na Ousmane Sonko ci porte ci magasin bi lay yem mu bëtt magasin bi jaar ca porte gannaaw ba dem ca mbaaroo xaree làqatu taxaw wéeru ca miiru mbaaloo xar ya di laajte ndax gars yi dem nañ wala demuñ. am nag ñu nekk ci biir réseaux sociaux yi nekk fu nekk naan Ousmane Sonko dawul dugg non Ousmane Sonko su dawoon musiba am lim def nii du daw Sonko su dawoon musiba am kon lim def nii du daw weesuwul ñu dóor la koromosel caméra yi di la filmer ngay fërërëri ba dugg ci biir magasin ñi foog na ci magasin bi nga yem nga bëtt jàll ci biir kër ga dem ba ca mbaaru xar ya làqatu fa di mel ne ab xar ba pare gaa yi ñu ne daw ba pare xoolal lu ci gën a garaaw nag policiers yi naan leen génn leen ñu ne duñ génn mais ku daw waroo làqatu sax làqatu bu yàgg waroo làqatu bu yàgg policiers yi na leen génn leen kër gi Ousmane Sonko Barthélémy Dias lànk na duñ génn kër gi te gis ngeen jeunes yi lu tax ngeen war a yeew lu tax ngeen ngeen war a yeew gis ngeen ñii dañoo bëgg seen bopp de dañoo bëgg seen bakkan yi ñoom dañoo bëgg dund bëgg nañ seen bopp bëgg nañ seen i doom bëgg nañ seen i jarbaat bëgg nañ seen i jabar mais bëgguñu leen yéen démb moo leen koy wan parce que ñoom suñ mënee daw ba dugg ci mbaaro xat yi làqatu ñi ne leen génn leen ñi lànk na duñu génn kun war ngeen xam ne ñii dañoo bëgg seen bopp kun yéen lan moo tax du ngeen bëgg seen bopp lu tax yéen du ngeen bëgg seen bopp lan moo tax ñoom ngeen bëgg a taxaw na ñoom jaral nañ leen dee jaral nañ leen joxe seen bakkan te ñoom Sénégal jarul leen joxe seen bakkan Ousmane Sonko li mu doon woote ci fekkoon dëgg la ci moom mais na taxaw joxe bakkanam parce que discours yam dégg ngeen ko mobiliser wu leen combat mortel kaddu gu turoowul su ko jaree nañ dee lu nekk Ousmane Sonko woote na ko fi mais warutoon a daw kooku ñëpp a waroon daw moom dafa waroon a dëggal boppam voilà ñu doon nag ci ki nga xamante ne moom mooy Kouthia balaa ñu ñëw ci waxtaan wi ñu ñëw ci Kouthia may leen ma tuuti ñëw ci Kouthia moom fu mu nekk nii affaire bi buzz bi nekkatul ay convocation Barthélémy Dias buzz bi nekkatul loolu xam nga buzz bi lan la ñàlli Ousmane Sonko plus rapide que son ombre Ousmane Sonko 100 mètres Ousmane Sonko Usain Bolt ki doon woote résistance sacrifice moo daw ba ci mbaaru xar ya toog fa ñu ne ko génnal mu siisu ne du génn moom Sonko et compagnie xale ya nekk ca biti di giita ngaas di reyante ak policiers yi alkaati yi di ci lacrymogène yi moomu dem di féexlu ca mbaaru xar ya ok Kouthia wax dëgg yàlla président Macky Sall soxlatul ngay ut entraîneur pour affaire athlétisme ndax soxla woo ko de démb daw yi nga xam ne moom laa gis gaa yi daw wax dëgg yàlla démb dama teg ba si yàgg ma ne Adja Khoudia xoolal lii rek daw ba sa béere naaw man béere Sonko bi maa ngi seen si benn kaw garab xale yi di ko àjji naan Sonko fi jaar mënta ñàkk xam nga manifestation ak lii ñoo ànd manifestation lii ànd gisuma président Macky Sall waaye démb bi mu seetaane télé xam naa réer na ba daanu da ngay réer ba daanu parce que Abdoulaye Wade yi daka daanaka nag bëggal day toog ba sàng mu ne ma àlla ma dikk foo nekk mu ne ma kaay xool gars yi ma ne ko ñax mu ne ma ñoom ñaas ñu ngi yor ay xeer dañu doon réer ba daanu xam nga politique lii la rek démb gars yi manifesté nañu amul xeex amul dara cooli jàll waaye nag wax dëgg yàlla mbaggu Malick Gakou bi daanu man mbër bu ñu fàqat nga daanu Malick xanaa moom gisul woon Balla Gaye mu jàngal ko lu ñu fàqatee parce que am na yoo xam ne buñ la buujoo rek da ngay riisu daa dee roofo wax dëgg yàlla waaye cooli yëpp wax dëgg yàlla boo xoolee ba ci baax gars yi nag fa ñu mujjee moo ma jaaxal parce que dama leen gis si benn garage xam naa ñuy waxtaanee affaire clando ak affaire moteur oto maa ngi seen Barthélémy Dias sol lu weex mi la xar sarax Sonko tamit sol simis bu weex beera ba naaw muy nuroog gérant baar bu raata waaye client am wàcc ndeysaan maa ngi xool Malick Gakou ak lu bëlam mu mel ne gars yi nga xam ne mooy baara ñu ngi nekk ci marché Castor damaa ree ba dee mu ne li la ko fi jar dara jaru ko waaye nag Sénégal wax dëgg yàlla bu fekkee ne soxla nañ ay athlètes nag mën nañ bañ a jéggaani kon gars yi ñu daal tàmbali nag waxtaan wi voilà ñu tàmbali donc waxtaan bi alors sama gars yi ñu def benn
décrypter sérieusement di jégalu nag parce que tey dafa am lu xew ci suñu page bi muy le blog de Maty Trois Pommes ak également ci Maty Fall bi compte Maty Fall bi voilà ndax man xam nga moom vraiment du ma lijjanti mbirum live que su ma waree dugg live voilà nag mercredi moom j'ai pris mon temps ndax Sénégal dafa doon yëngu loolu la ñu waxoon dafa naroon yëngu donc ma dugg ci internet pour xool mais en général je m'occupe de ça que ay vendredi ou samedi donc dañ ma bett tey mais amul problème dinañ gën a fàggandeku te même ci xeex bi daf ci am ñu nga xamante ne ni dañ daan gérer enfin ku wax feeñ dañ daan nekk di gérer suñuy page ak ñoom seen am nu mu fa demee mais amul problème partager leen au maximum tey dinañ saboter live bi dañ ko def ci ay conditions yu metti gisuma nag Frances Hélène Gaye gisuma ko ci biir live bi FAG gisuma ko ci live bi en tout cas maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Tata Nafissatou Diallo maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax donc gars yi ma ni gars yi ñu ngi naan arrestation foofu lay tàmbalee ay waaw on les a arrêtés gars yi commencé woon leen tàngal ci VDN bi bu ñu leen bàyyilu woon dëkk bi lu raw 8 mars moom mooy am ñoom ñoo xam lu tax ñoom ñu gaaw leen bàyyi faux archi faux loolu manipulation la parce que gàcce bi ñu am premier gàcce Sonko et compagnie moom mooy sama gars yi non il faut que ma dem ci commencement bi par commencement li ko may je vais me premier gàcce bi moom mooy les Dakarois sont pas sortis te la presse sénégalaise bind na ko gars yi revue de presse nañ ko les Dakarois ne sont pas sortis gis nga ñi génnoon ci mois de mars bi le tiers même n'est pas sorti donc tey les Dakarois sont pas sortis alors que ñoom ci veille bi gars yi nee nañ ma ñu ngi doon live ba ay 1h du matin ak seeni page yu bari ku nekk di wax génn leen li ñu ko may mois de mars bu mu amaat bi yoon génn leen Macky Sall bu mu mi ngi bitim réew bu mu duggaat ci biir Sénégal ñuy dem ba ci biir page yi sax ak yenn groupe yi naan leen waaw bu yeboo ngeen jënd ay ravitaillement li ngeen di lekkee et tout dëkk bi fu mu nekk ni dina yëngu lu raw lu amoon mois de mars moom mooy am ñu dem ba ci seen biir groupe WhatsApp ñu naan gars yi di expliquer comment faire fabriquer ay mbir yoo xamante ne buñ ko sànnee ci auto alkaati yi affaire bi dafay daal di exploser naka la ñu mun di xeexee ak alkaati yi bouteille yi xaw ma def ci essence ak xaw ma lan ak lan comme si kuy bëgguma ko wax ci live mais comme ku bëgg a xam nga ni fu may waxee comme ku bëgg a confectionner des trucs artisanaux comprendre nga pour juste rek sànni ko auto policier yi c'est-à-dire ñoom ils s'étaient bien préparés pour que deuxième vague bi wuyu turam pour que fépp na boy ca Sénégal na mbiri boy donc journaliste en parenthèse journaliste yi nekk Sénégal ci télévision yi maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp presse sénégalaise bi wax dëgg neex yàlla ndax gis naa ne ñoom ñooy aussi bouc émissaire gars yi parce que fu mu méttee rek ñu xëpp ko presse bi di leen di xas ñoom waa Sonko boys yi di leen di xas ak di leen di accuser de tous les mots dinaa ci ñëw loolu yëpp ci manipulation bi la bokk pour vous donner une mauvaise conscience pour vous culpabiliser yéen seen jaañ wàcc na bien que am na télé yoo xamante ne nag chroniqueurs yi fii ci diaspora bi ñu ànd ak Pastef ñoo leen di leen di bokkal tuuti te yëg nañ ko wax naa ko waxaat naa ko donc lu ñu bëggoon moom mooy de dëkk bi boy alors presse bi aussi parfois il faut que mu am ñi leen di gérer seeni page Facebook et cetera ñu jox leen le maximum d'information parce que ñu ci bëri je me rends compte que yéen xamu leen réseaux sociaux nu muy demee ak aussi gars yi li ñu nekk di def réellement ci réseaux sociaux yi pourquoi tey nit ñi di ko poser question ni ko pourquoi gars yi di sànni ay lacrymogène ak yu demee noonu parce que ñoom dañu bëggoon taal réew mi parce que instant bi ni comme ni ñu génnuñu woon gars yi kot nañ leen ca mbaaru xarma nee nañu duñu génn mbaaru xarma ñu doon woote wallu donc ña nekkoon tribunal ñoom ñoo daw si ñëw comme dañoo reporter mbir mi ña nekk université daw si ñëw pour wallu leen donc il fallait que ñoom ci seen biir comme y avait pas beaucoup de monde comme ñoom ba ñu nekkee ci mbaaru xarma gis nañ ne Facebook mi ngi toj daw Ousmane Sonko yi ak yu demee noonu donc seen image ana pris un coup donc xam nañu fu mu nekk ni dañoo weere donc fallait une sortie honorable donc ñooñu ñoom ñoo wàcc ci mbeddu Tilène bu xat boobu
mais bu ngeen xoolee image yi gars yi ñi ngi ci seen biir di leen di jox micro et tout waa gars yi di xumbal et tout et tout et tout mais boo xoolee am na ci yenn image yi nga xamante ne ni fourgon big bi ci kanamu fourgon big bi ci même rue bi y a personne, y avait personne, y avait pas de monde, y avait personne. Donc pour vous dire que les Dakarois sont pas sortis. Imagine ngeen di gis comme ñun ñi bu ñu demee reportage ñun fa mbir mi xoyom-xoyome fa mbir mi di kiyee fa la ñuy dem te c'est normal. Donc ci tronçon boobu fa leen dencoon ñoom ci mbedd moomu la gars yi fa la ñu campé woon nekk di jaay di fëgg seen dënd et tout waaw Macky kenn ki naan gis naa si kenn ki naan waaw man moom pare naa pour dee pour Ousmane Sonko xaw ma lan mais ci yeneen quartier yi fenn boyul kenn génnul yeneen dëkk yi kenn génnul donc tey moment boobu gars yi ne dañu bëgg a jaar avenue Cheikh Anta Diop gars yi alkaati ne duñ fa jaar ñu def 2-3 lacrymogènes yu ñu sànni gars ya daw pour disperser leen buñ deful woon loolu ñu fexe ba jaar université Cheikh Anta Diop étudiants yi génn taal pneu affaire bi jégg dayoo bu ko defee nag affaire yi boy yeneen quartier yi ñu jël télé yi commencé di ko def live su ko defee région yi également commencé jël loolu moo tax il fallait disperser la foule pour que nit ñi mën a continuer dund seen dund mën a taximan yi mën a daw outil dépense commerçant yi mën a jaay ñi bëgg war a dem hôpital que la vie continue pour éviter li xewoon mois de mars au pire il fallait ñu sànni ay lacrymogène fallait pas que ñu accepter ñoom li ñu bëggoon ñu accepter ko ak fu ñu bëggoon jaar pa ñoom xam ne tax ñu bëgg a jaar ci yenn yoon yi fallait pas que ñu accepter ko loolu moo waral man je ne comprends pas comment on peut être sur un plateau. Pourquoi? Parce que bañ nga waa Pastef après ñu saaga la pourquoi relancer woon et tout ñoom waruñu leen wax lan ngeen di liggéey seen liggéey waruñu leen ko jàngal ñoom seen intérêt rek la ñu gis yéen def leen seen liggéey ak seen aqulaay taala c'est ça le plus important les forces de l'ordre sont là pour mettre de l'ordre tout simplement pour pas que dëkk bi jax bu dëkk bi boy donc ñu ñëw arrestation mënu woon am parce que y a deux choses yéen da ngeen défier Macky Sall ak nguuram ngeen am échec total ci journée boobu ndax d'abord les Sénégalais sont pas sortis secondo vous avez gis nañu image yoo xamante ne vous qui ne vous honore pas parce que vous avez montré que yéen li ngeen di woote yéen njëkkewu leen ko na xale yi génn dee waaye yéen parewu leen pour dee pour la démocratie sénégalaise li ngeen di wax yéen nekk lu sax ci yéen te image boobu dafa leen di poursuivre pour toujours te ñu bëri wedd nañ leen kon yéen quelque part yéen gars yi ngeen doon défier ils ont eu raison sur vous daw ngeen nit ñi génnuñu donc votre 10 novembre là soulèvement bi ngeen bëggoon amu leen ko donc échec total pourquoi alors on va aller vous arrêter pourquoi ñu war leen arrêter gars yi li ñu bëggoon ci yéen gis am na ñëpp gis nañ seen manque d'organisation et tout Sénégalais topp ñu leen pourquoi ñu war leen arrêter di leen may encore beneen buzz surtout que yow Sonko yaa ngi bëgg a dugg dem ci mairie jël mairie bu Ziguinchor yow Barthélémy yaa ngi bëgg a jël mairie bu Ndakaaru pour ñu joxal leen beneen buzz ngeen victimiser wu waat non c'est pas logique donc moo waxaat ko Khalifa Sall li mu leen wax looloo am ba mu demee ka Abdou Diassé gars yi dañ ko ne dañ leen di bàyyi ngeen dispersé wu ngeen dem te loolu moom moo am ba muy def conférence de presse boobu fekk na waa iRadio annoncé nañu ne bàyyi nañu Ousmane Sonko ak tamit ñoom Barthélémy Diaz te c'est pas 2-3 malheureux petits pneus yu ñu taal ci VDN bi moom mooy tax ba dëkk bi boy ba ñu gaaw nañ leen bàyyi ñu dem même policiers yi ba ñu yegsee sa nu ñuy solo et tout nga xam ne ñuy préparé wuñ ko donc il était hors de question que ñu arrêté leen man jëpp bañ leen encercler ñu nekk ci biir kër googu laa woote Sénégal ndax dañ leen di arrêté ñu ne ma non duñ leen arrêté dina am fu ñu leen dugal teg leen fa le temps que ñu disperser affaire yi calme ñu bàyyi leen ñu ñibbi ba ñu demaatee kan Abdou Diassé ma woote waat Sénégal ñu ne ma mat yi ñii duñ leen arrêté ba nga xamante ne ni Khalifa Sall mi ngi def conférence de presse daal di dañ leen notifier seen arrestation ma woote waat ñu ne ma mat yi bàyyi ñii dañuy daw seen xel expliqué ma ne ma ñii duñ leen arrêté ils vont libéré nañ leen d'ailleurs libéré nañ leen c'est parce que buñ la téyee fenn plusieurs heures dañ lay notifier lu tax ñu téye la loolu la mais kenn arrêté wala il n'a jamais été question d'arrestation balaa ngeen di ñëw di tëj jëpp-jëppi pour masquer le sprint de Sonko ak la image bu négative bi mu wone ak le manque de comment les Sénégalais vous ont boycotté pour masquer loolu ngeen ñëw daal di langaamu ci benn mbir moom mooy buñ leen arrêté woon commencé woon nañu tàngal buñ leen arrêté woon dëkk bi boy faux
Ousmane Sonko li nga xam ne moom la Macky Sall wax démb il faut décoder le message de Macky Sall. Macky Sall ànduma ak moom mais ndekete Macky Sall dafa am ay sewam yoo xam ne da koy cabaxal man ko commencé di ko fan am na yoo xam ne daf koy cabaxal mais foog nga décoder ko nee na yàlla bu la mayee doole may la xam-xam moom tout le monde sait qu'il est très stratège le président Macky Sall il est très stratège bu la yàlla mayee doole may la xam-xam bu tax nga di ko jëfandikoo n'importe comment maanaam na nga am yërmande waaye ñenn ñi boo leen toppee danga leen di gaañ lan la Macky Sall bëgg wax foofu ñoom ñu ngi naan waaw lu mu bëgg wax foofu moom mooy kii waxoon ne je vais réduire l'opposition à ça xawma la na ñëw ba di kii défendre et tout ça non parce que yéen a wax ne ba ngeen jógee ci mois de mars bi l'État a reculé kon yéenay buumi ci biir réew mi yéen saa yu ngeen bëggee dëkk bi booy dafay boy yow Ousmane Sonko mbirum Adji Sarr procès bi et tout dañ koy teg ci suuf yéen a doon wax nit ñi ak surtout man ak ñeneen ne Macky Sall du eggali mandaam yéen mois de mars lii xew ci événement yi moo leen jox doole boo xamante ne xamatu leen woon seen bopp ngeen défier président de la république ci diggante bi contexte bi dafa changé yéen a natt seen bopp defe ne yéen la jeunesse bi àndal yéen waa Sénégal àndal saa yu ngeen ne bëreet rek ñëpp leen di topp saa yu ngeen defee nii rek dëkk bi tàkk ñu won leen mercredi ne leen yow surtout Ousmane Sonko yow laay waxal tu es très prenable yow xamal ne di nga wuy ji Adji Sarr di ngeen dem ca procès ba tu es prenable ci naka ba ngeen wàccee seen oto boobu di ngandalu boo yi wër la bàyyi ma dee nag ñu naan ba muy doon dox noonu gars yi dañ ko bëggoon grenade bi xawma lan tiire ak yu demee noonu journaliste yaa ngi ko feesoon dellu moment boobu journaliste yi ëppoon sa manifestant yi yow Sonko ba muy ngandalu y avait des militants à côté de lui ci kanamam ak ci wetam ak garde corps mi jigi nekk à côté naka lañ fa mënee tiire bal Ousmane Sonko tamit donc noonu muy taxaw di ngandalu waa alkaati yi téye fii ki téye fii muy bañ lu ñu sànni am na ay militants yoo xam ne ku laal Sonko suñu bakkan bi ci saasa la ñu sànni lacrymogène militant ba doon wax loolu militant yi doon wax yooyu bokkat daw ba ñu sànni lacrymogène moom Ousmane Sonko plus rapide que son ombre il a détalé comme un lapin Sonko a détalé comme un lapin est-ce que ëlbatiku na xool fan la militant yi toll lijjantewu ko mi ngi sauvé bakkanam il a même pas mis les formes Ousmane Sonko mais booy dem ci lu xare comme yow yaa woote résistance ak nañ sacrifié bii mais Ousmane Sonko journaliste am na xam te dañ takk sa ay seeni masque anti lacrymo yow jox ko sa benn boo ko bëggul yore jox ko sa benn garde corps fu ñu ne bëm lacrymogène ñu ngi jolli nga daal di takk sa masque xaw a sax defar sax sorti bi booy daw sax nga xaw ko defar sax na la garde corps rek téye nii sa mel ni ku lay buux bi di la sauver waaye yow da nga dégg bum rek kenn gisatu Ousmane Sonko il a couru comme un lapin rapidement Ousmane Sonko ne saraax ca biir magasin ba sa ndigalikat ndekete ndigalikat da sa ndigali yaa ngi baax kat ba léegi ndigalaa ngi baax kat Sonko ndigalaa ngi baax ministre foofa na la mu wax looloo am sa ndigali dafa mel ne ndigali dara jotu ko ndigali nga taxoon nga doon dem ca Sweet Beauté ñu lay maase ñu lay di jox graisse bay ba nga nekkee xale ndigalaa ngi baax ngeen atterri ca mbaaru xarma donc cela veut dire que yow li ngay woote yow yaa ngi nekk bien au frais ca mbaaru xarma xale yi nekk ca biti di jaay seen bakkan donc yéen dee leen pour man naa toog nekk ca jàmm foofu nga taxawoon noonu rek Macky Sall won na la ni la moo la ëpp doole c'est-à-dire que état bi won na la ni la yow tu es prenable tey bu doon yeneen dëkk africain yi faat nañ la fa benn ba nga nekkee yow ak sa gàngoor ca biir mbaaru xarma yàgg fa lool nag bu doon yeneen dëkk africain yi la faat nañ la fa te dara du yëngu ndax am na yoo xam ne dañ la tiim ñaar Ousmane Sonko ba ngeen nekk ci mbaaru xarma Bib nekk ci biti waa Bib ak waa GIGN dañ leen ne di ngeen génn wala du ngeen génn ngeen ne duñu génn ñoo lànk duñu génn ndax ci biti wóoratul ñu leen di xaar
di ngeen génn wala du ngeen génn ñun ñoo lànk du ñu génn ci biti wóoratul ngeen toog ca baa njaxle ba Khalifa Sall moom ngeen war a sant bu baax ak Déthié Fall ñoo ñëw di négocier ak yéen ba ngeen toogee foofu ca baa njaxle ba am na ñu doon woote wallu envoyé ay messages les audios mais le temps ne nous le permet pas am naa seeni audio ci seen biir groupe Pastef am na ay responsables yu fa tëmbal ay audio na génn leen ñëw leen ñu ngi bërëb temps ca Médina ñëw leen dañoo encercler séquestré ñu kenn séquestré wu leen yéen a doon ay daaw làqu ngeen ca moment boobu vous étiez les réfugiés politiques les plus célèbres fële ca Médina yéen ngeen dugal ay audio ca biir seen groupe WhatsApp ya nañ gars yi nañu rappliquer ñëw jàppale leen encore une fois na seen militant ñëw jàppale leen nekk bouclier pour yéen ba Khalifa Sall ñëw négocier waa Bib alkaati ne leen ndax dinañ ñibbi seen kër ou pas parce que da nga doon siisu ne par force da ngeen di dem tribunal di xaacu dañuy dem tribunal waa Bib ne leen di ngeen ñibbi bu ñu leen bàyyi di ngeen ñibbi direct waaw wala déet ngeen ne waa ñu rek kon nañu génn Khalifa Sall moo leen sauvé ak Déthié Fall dañoo négocier pour ñu génn yéen Sonko ak ñoom Barth dañ leen a négocier ngeen ne di ngeen ñibbi direct ngeen ne d'accord nañ pour ñibbi direct ñu négocier leen ngeen di génn ndànk pour war a ñibbi ba ngeen génnee pour war a ñibbi war a soigner seen sortie foofu nag la seen militants yi rappliqué jóge tribunal ñi la jóge ca université ca tronçon boobu ngeen nekk fa di yuuxoo ko ñoom seen di def seen show pour soigner votre sortie ñu ne affaire ba foofu lay jeexee ñu ne déedéet parce que ñoom dañoo bëgg buzz fallait que nit ñi oublier c'est les deux faits dont je vous ai parlé mooy ñàkk les accords sont pas mobilisés sont pas sortis et aussi image yi daw ci internet bi c'est pas en leur faveur fallait que ñu oublier loolu ñu ne dañuy jaar avenue Cheikh Anta Diop waa Bib ne leen du ngeen jaar mu ñu ni dañuy jaar militants yi doon yuuxu am na ci koo xam te dama koo gis ci laaj bi mu naan sama bakkan di waat ne pare naa pour dee ndax Ousmane Sonko ba ñu demee ba ci yoon ma ruq boobu ñu leen sandwiché ñu dóor 2 3 lacrymogènes gars yëpp waaf ñëpp daw militants yëpp daw ma ne non c'est un repli stratégique c'est pas possible c'est pas aussi mënu nekk aussi simple aussi facile que ça non gars yi daw nañu ñëwaatuñu foofu noonu ñu leen keppee noonu sandwich leen noonu foofu ñu leen keppee sandwich leen noonu gars yi daal di ñëw comme cuuraay lañ leen def dañ leen ne coppeet ne leen pëyi ci fourgon ba am na image yoo xam ne gisu leen ko Ousmane Sonko moom la ñu njëkk a dugal ci fourgon ba di ko génnee muy xaaco ak garde corps yi dañ ko ne niip ne ko sarax ca biir fourgon ba dara yënguwul Barthélémy Dias topp ca Malick Gakou topp ca daanu ñu for ko dugal foofu rek bu doon ci yeneen dëkk africain yi foofu rek yow Ousmane Sonko foofu yow faat nañ la fa kon tout ça pour vous dire que loolu moo tax Macky Sall xamal leen ne yow xam nga xale bu ës nga ku la topp dalay gaañ Sall ngaari nee na su la toppee dalay gaañ te jaruloo ko tu es prenable boo amee xel te dofu leen ngeen réfléchir woote ngeen fu ne nit ñi génnuñu ni leen gars yi alkaat yi defee mu wonee ni bu ngeen bëggee dëgëral bu ñu bëggee mu jeex day jeex ba nga nekk di xumbal bu ñu bëggee mbir mi dakk dafa dakk bu ñu yóbbu leen teg leen benn bërëb ci Abdou Diassé des heures ngeen tasaaroo ba ñu leen bëgg a génne da ngeen génne nañ leen te dara yënguwul des heures lañ leen téye kan Abdou Diassé kon nag dafa nee leen tekk te teey gars yi nañu dem ci élection locale yi bu leen nangoo te kenn kuy xeexal bu leen xeexal ci benn politicien la ñoom ñëpp a yem nañ dem ci élection locale yi buñ ca paree buñ leen dóoree nag ngeen nangu ko yéen waa kër Sonko yi foofu laa yem nag tey li ma waroon wax bari na lool waaye loolu daal lañ ci mënoon a jàngat moom mooy duma nañ leen duma yi metti xale yi sénégalais yi génnuñu donc déglu nañ ñu c'est le moment de rendre hommage également ñaari jigéen ñoo toog fii ci réseaux sociaux yi di ci xeex pour la liberté d'expression ne kenn duñu noot waa kër Sonko yi duñu noot muy man ak Françoise Hélène Gaye man soxloo moo ko ma mettre ci devant la lumière mais dafa am ñoo xam ne dañ ko mérité lu sotti nag am boroom
waaye kii di Françoise Hélène Gaye man mii ñu ngi commencé di ma saaga depuis 2020 ak mois de mars si la menace yi tàmbali waaye moom depuis 2017 la ma wax moo njëkk a taxawal CODAS pour ñu soutenir kii di Adji Sarr ñu rendre ko hommage bu baax a baax mu dégg ci lu ne man aussi ma toog de samay live yi ku ne di ma attaqué fu ne dañuy dugg ci suñu vie privée lu ne ñu daj ko ba ma gëstoo gisuma kenn waa CODAS laa gis ak Françoise Hélène Gaye di gaynde pire nag je le dis du fond de mon cœur ñaari jigéen ñoom ñoo fexe ba réseaux sociaux yi tey nit ñi am jàmm d'abord Françoise Hélène Gaye ak Maty Trois Pommes que ngeen wax ko bañ ko wax looloo am te dañuy savourer suñu victoire tourner la page à partir de maintenant on va parler du Sénégal de la diaspora à partir de maintenant nag samay laaj damay dugal ay candidats élection locale yi ñu daal di jublu nekk nag ca leneen bàyyi nag gars yi ndax gars yi am nañ seen freedom léegi ñoo ko xeex ñun ñii ñoo ko xeex ci réseaux sociaux yi di rendre hommage également Dame Dieng bu leeral ndax bu ñëpp ragalee wone interview kii nga xam ne mooy Adji Sarr ndax kii di Ousmane Sonko moom ci boppam dafa doon def point de presse saa yu ko neexee mu wax Dame Dieng ci boppam gars yi l'accusatrice am droit à la parole ñëpp di ko daw moom moo ko def interview bi moom moo am fitu jël interview bi jàllale ko ci télé ñi ko jël sax bëgguñu ko woon teg ci seen télé alors qu'elle a droit à la parole quand il y a un dossier l'accusé peut parler mais l'accusatrice également a droit à la parole kon ñuy rendre hommage waa groupe Leral ak tam kii tamit kii nga xam ne moom mooy Dame Dieng di rendre hommage ki nga xam ne moom mooy bëgg bàyyi ndax dañu fekk également ci xeex bi pour la liberté d'expression taxawal mouvement am ànd ci ak ay jeunes pour que Sénégal kenn du ko taal ñun on est là pour sensibiliser les gens ci le monstre qu'on a créé qui est Ousmane Sonko qui veut brûler ce pays qui est le Sénégal pour ses propres intérêts et avec un groupe de personnes. On se bat pour la liberté d'expression, mais également pour sensibiliser les gens. Gars yi loolu la amoon pour wax ñu daal di jël également suñuy invité balaa ñuy donc jeexal waxtaan bi kon nag waa kër Sonko boys yi gars yi dañoo tàyyi ci seen live bu saaga xastante loolu ngeen xam nit ñi léegi dañoo dépassé loolu safatul kenn kii nga xam ne mooy Cheikh Yérim Seck ak Dame Dieng da ngeen wax li ngeen ko waxal ci Elimane Lam moment boobu Dame Dieng ci boppam mu nga woon Koweït ndekk woon sax Sénégal pour vous dire nee naa nag Cheikh Yérim Seck da ngay def ni ñun man du ma leen xool du ma leen lijjanti du ma xool mukk seen vidéo kenn amul maqama di ma yónnee seeni vidéo man samay mbokk ak samay xarit ñi ma jege sax depuis mois de mars au tout début nga xam ne lii xamuñu ko woon lañ ma doon ne ma seetaan naa diw lu ma leen wax bul xool bul jege bul lijjanti mais yow doo naan lu tux lu tax ñu waxal la lii ma ne leen loolu mooy seen stratégie bu ne marché pas kon nag gars yi mu ñoom Cheikh Yérim Seck ak ñeneen bul leen seen mbokk yi da ngeen di sensibiliser seen mbokk yi ñoom loolu mooy teg pression bu ñu leen di teg seeni mbokk yi bu ñu leen di xool bu ñu leen di lijjanti bu ñu xool fu ñu leen di saaga bu leen kenn indil ay vidéo man kenn du ma indil ay vidéo du ma lijjanti na xaw ma lu ñu may waxal lijjantiwu ma ko sax moo tax xoolal seen attitude dundu sama dundu dimanche ñëw ma jox leen seen toroxalu dimanche jàll nekk ca leneen looloy dëgg kon gars yi bu ñu jógee ci loolu Émilie xam naa la jël après may la ma juste ma jël ki nga xam ne moom mooy Seydina Seck Émilie may la ma jël Seydina Seck c'est des manipulateurs avec en chef l'imposteur en chef Ousmane Sonko Seydina maa ngi lay ziar. waaw asalaamaaleykum Mati maa ngi lay nuyu bu baax. voilà donc maa ngi jégalu nag xam nga heure bi jot na mais dama bëgg di 15 minutes yu saf rek ñu ngi lay déglu. waaw donc maa ngi nuyu ñu la baaxoo di seetaan yëpp. waaw. di la nuyu tamit di rafetlu liggéey bi di la wax bismillah. voilà donc Seydina journaliste bi nga xam te ne moom lii di Dakar Sénégal Actu di la nuyu bu baax a baax Seydina sa génn nii sax bariwul mais saa yoo génnee rek di nga wax lu am solo donc bëgg naa aussi Seydina nga wax ñu naka nga gisee li nga xam ne moom moo xew mercredi convocation Barthélémy Diaz coow la bari na nit ñi nee nañ sax Ousmane Sonko lu ci yoonam waaye xam ngeen voilà développé naa 5 mais nan nga gisee événement wu journée wu mercredi 10 novembre bi passé. waaw jërëjëf Mati comme ni nga ko waxee yaakaar naa ne sax ba may mujjee wax si sa émission la woon. waaw donc lu ci bari dama jël option di seetaan lu bari waaye nag. waaw lu may bañ mooy ñaar. waaw muy mensonge ak manipulation. waaw daanaka boo seetloo fan yi heure bu ma génnee rek
ci mel noonu ci lay wax. dëgg la man Sénégal dama koy fàttali ni dépassé naa fu may farale nit. dépassé naa aussi fu may contrer nit fu may contrer nit. lu ma soxal mooy njëriñu Sénégal. dëgg la ak askanu sénégalais. dëgg la. Mati bu ñu toggee ñu xool xam ni. li nga xamante ni moom lañ doon wooyee convoqué Barthélémy Diaz. muy affaire Ndiaga Diouf. nga xam ni depuis 4 ans depuis 4 ans ñi ngi si yéeg ak wàcc. ba ñu demee ba daan Barthélémy Diaz. amende ko 25 millions. ak 2 ans 6 mois donc 6 mois yi déjà tëdd na ko. donc mu nekk sursis. yoon nag may na la bu ñu la àttee àndoo si nga laaj appel. waaw donc appel bi am Barthélémy Diaz moo ko demandé moo demandé ak ay avocat bi ñoo demandé woon appel pour ñu àttewaat leen ndax d'accord ñu si daan yooyu ñu leen daanoon. ñi am ay procès 7 octobre 2020 ñu renvoyé ba 18 novembre 2020. dem avril dem ba le 7 juillet. ñu ne ko léegi procès bi dàqaat nañ ko boo xoolee sax ci démb la ñu bind nañ ne énième renvoi. ça veut dire que dàqati nañ ko. ba le 10 novembre. donc moom keroog ba ñuy génn foofu xamoon nañ ni le 10 novembre war naa dem wuy ji. dëgg la. site yi si bëri reprendre ko boo xoolee site yu bëri le 7 entre le 7 ak le 8 juillet site yu bëri bind nañ ko. donc Google léegi xam nga léegi dëkk moom bu fen amee wala dara dama laaj Google. dëgg la. Google xamul Sonko. xamul Macky. xamul keneen ak keneen. bu ñu ko laajee dinañ ñu gis. Sénégal nag dafa dañoo am askan boo xamante ne bu fekkee da nga ñeme naafeq. ngay indi wax ne kat lii luñ ko déposé lu mu déposé candidature am wala luñ ko choisir moo tax ñu convoqué ko. loolu ku naafeq rek moo koy wax. wax dëgg yàlla bu ñuy waxantee dëgg. te léegi Sénégal malheureusement ñi nga xam ne ñaan ay analyste lañ. booy dem bay analyser mbir. nga wane ci sa féete. doo mës a wax loo xamante ni dëgg lay doon. parce que da ngay xool tout le temps lu arrangé benn côté. parce que ñun nañu jiital njëriñu nañu jiite intérêt Sénégal ak suñu stabilité Sénégal réew. dëgg la. loolu bu ñu ko jiitaloon dinañ xam ni carrément kat lii kat dañ naan kat sëñ bi lii kat yow yaa demandé woon appel bi kat presse bi tey la war ngaa dem wuy ji. ñaata yoon la Barthélémy Dias wuy ji te neewul kenn. kaay leen gunge ma. parce que y a les événements yi nga xamante ne moo fi xewoon mois de mars. ñu ne nag léegi nag option léegi nag ku ñu woowati léegi ñëpp ñu la ñuy def. mais nag nañu xam ne aussi Sénégal c'est un état de droit et la force restera la loi. c'est clair. c'est clair am na yoo xam ne aussi je pense pas que ni aussi. Macky Sall. wala justice wala ministre de l'intérieur ñàkk na fay woo xamante ne dinañu bàyyi am na yenn bagages yi muy jàll. du amati li xewoon parce que tamit man lu ma ci naqar rek mooy nit ñi nga xamante ne naroon nañu ñàkk seen bakkan wala ñuy ñàkk seen place seen bërëbu liggéeyukaay. parce que keroog am na nu mu doon demee tey jii keroog. mënoon naa gën a ñaaw. waaye Macky lu ma si gën a ñaawlu ak loo xam dafa maa bett. mooy taxawaayu Khalifa Sall. waaw vraiment. Khalifa Macky voilà Macky Khalifa man dama ko mus a estimé. ba ñu ko jàppee dama ko mus a taxaw xeexal ko. ñu bëri nga xamee woon ci un républicain. pour man bu toppee fugg ñoom Barthélémy Dias Malick Gakou ak Kansi Ousmane Sonko. bokkuñu style. bokkuñu jikko bokkuñu yarin. billahi. donc faut pas que mu leen topp. si ni ñu mel Sénégal ku ñu bu ñu taxaw di la jay dañ lay jay. mais ni ku nekk ak ni nga mel. yow da ngaa yaroo parti socialiste. école du parti ñun je me rappelle ba ñuy nekk primaire. daan nañ ay pionniers daan nañ bokkoon si pionniers yi nga xam ne dañu daan def ay par mercredi maison du parti. ñu fa doon ñu lay jàng yow ni ngay militant ñu lay jàng naka nga war a mën nekk un militant discipliné. dëgg la. yooyu yëpp Khalifa Sall mi tey moom moo ko jiite woon. dëgg la. tey bu ñu demee ba léegi gis yu mel nii. dem tamit ba nga am audace taxaw jàkkaarloo la presse nga ni ñii dañ leen notifier seen arrestation te dara du ci dëgg. dëgg la notifié tegu ci 30 minutes ñu libéré leen. arrestation bu ñu la ko xasee ba notifié. waaw moom c'est sûr que ni moom yaa ngi ci loxo yoon. kenn du mënu fexe ba ñu bàyyi la xamuñu sax yoon. voilà nu muy doxee tellement. léegi nag loolu nag ñett la ko seq soit gendarme yi. ak ñoom Sonko. ak moom Khalifa Sall ñett ñooñu. am na ku ci waxu dëgg. ils ont induit en erreur Khalifa Sall bu dee moom
ils ont induit en erreur même foofu ils ont induit en erreur Khalifa Sall parce que Khalifa Sall ba mu demee fële camp Abdou Diassé lu ko gars yi wax alkaati yi looluy dëgg te moom il l'a dit devant la presse ne gars yi dispersé wu leen mais ba mu demee ci ba ñu ko yëgalee ne ko notifié leen sa arrestation et quand il était au point de presse mais il l'a dit mais déjà ci live les gars de Pastef commençaient à dire Khalifa Sall moom moo jaay Ousmane Sonko Macky Sall Khalifa Sall day liggéeyal Macky Sall donc commencé woon nañu yàq deram donc il fallait que moom aussi qu'il y ait ce discours là pour montrer que moom voilà il est de bonne foi en fait alors que li ñu ko waxoon looloo am ci biir point de presse bi les gens ils ont été déjà libérés ils étaient déjà libérés ma bàyyi la nga continuer waaw voilà donc problème mooy nit ki kilifa boo xasee bay wax rek ñëpp dina dégg rek waxal loo xam koo wax ko wala kaatu lu mu métti waxal li nga xam ne moom mooy dëgg parce que nekk ni Sénégal dafa manipulation daf ci bari ñoom wax ju ñaaw yu bari ci réseaux sociaux yi kenn xamatul kan muy finalement ñun ñi nga xam ne yàgg nekk ci dañuy retiré wu bàyyi leen acca amu tey ji peut-être ñoom ñu ngi doog a xam Ousmane Sonko Mati waaw bu ñu waxalee yàlla dëgg xam nga yaa may laaj mais bi yow dama la bëgg a laaj nga tontu ma devant tout le monde rek waaw Mati en 2018 quand tu m'avais appelé di ma wax Ousmane Sonko lan laa la tontu woon keroog billahi kii Seydina xam nga tu avais vraiment beaucoup de réticence ci moom et aussi beaucoup de déception ci moom par rapport ak moom ni mu ñëwee au tout début ak ni mu wone après ak biir Pastef aussi fii diaspora bi ni mu mel tu m'as vraiment averti tu m'avais dit des choses que man dama ci teg sama bët après yéen nu ma la ko waxee woon noonu laa ko waxee woon tamit Matar la Kagulaar woowoon na ma 2018 naa ma Seydina il faut ñu xool ni ñuy jàppale Ousmane Sonko ma wax ko lu ma xam ba élection passée ñëw na wax ma ne ma carrément li nga ma waxoon kat wax dëgg yàlla 5 personnes wax nañ ma ko te gis naa ko billahi man loolu intéressant parce que damay xam Ousmane Sonko ñi si tout le temps ma ne leen les 70% de ces militants actuels xamuñu ko exactement ba ma koy njëkk a jël émission pare émission bi jeex ma ne waa diaspora bi kii mooy Ousmane Sonko xool leen ni ngeen koy jàppale parce que xeexal na Sénégal ba ñu dàq ko ci liggéeyam may ma foofu jamono boobu nag la kii di Matar la Kagulaar contacté ñu bari ci diaspora bi pour que defe naa après si lañ ko génne woon ci impôt et tout ça pour ñu cotiser ko jàppale ko moom financièrement donc mu ngi def benn conférence call man Françoise Hélène Gaye mii mu nga fa woon ak des gens yi nga xam te ñu ngi ci diaspora bi pour ñu jàppale kii di Ousmane Sonko man maa taxaw ne leen man du ma politique mais man maa ngi fii pour que ñu sensibiliser la diaspora si lañ ma génne ñenn ñi si lañ ma génne ci gaam boobu voilà et puis j'ai boudé je suis parti mais yow yaa ko njëkk a invité foofu la lépp de démarrer ak kii di également Matar la Kagulaar da ko doon jàppale bu baax a baax il faut dire les choses telles qu'elles sont il faut rendre hommage à certaines personnes voilà donc tey ñun ñoo ñëpp boo xoolee tey recul bi nga xam jël nañ ko envers la personne donc xam nañ kan mooy kan Sénégal nag ku nekk am nga droit far fu la neex mais respecter le choix wu ñeneen ñi nañ ci respecter le choix des autres parce que tey jii Sénégal lu mu mënta mel mooy intérêt am la ñuy jiital ci lépp dëgg la lu ñu nangooti nag li nga xamante ne tey moo fi xewoon en mois de mars ay des centaines de personnes ñàkk seen liggéey ay millions des millions dem en fumée ci daan ci ay manipulation ci ay kàcc ay wax yoo xam ne dara du ci dëgg dootu amati loolu il faut que ça cesse man nag sama yoon nekkul ci li nga xamante ne kenn ku nekk ak sa far fi nga fu la neex nga far élection la ñu jëm local la ku mën sa morom duma kese amultul jaratul nekk fi daan ay ay sama carte bi dañ ma sama candidature à déposé ma tax ñu woo ma bëgg di victimiser wu pour que sénégalais ñu ne kat kii kat lii kat injustice lay dund acca dëgg la ñoom ñoo leen gën a xam li nga xamante ne moom mooy réalité terrain bi dëgg la ku nekk na yaa xam ku la neex nga votel ñun ñëpp parce que élection locale dafa wuute ak élection yi nga xamante ni dañuy tànn benn candidat wala député wala kii ku nekk man mën naa nekk APR sama gox ñu dafa benn candidat koo xamante ne Pastef la te kooku doy na ma jikkoom doy na ma mën compétence am doy na ma mais dama koy votel parce que sama intérêt gox laa tal dëgg la ku nekk na ko jàppee noonu mais pourquoi ñu war a mën a jël taxaw di manipuler nit ñi di wax nit ñi di wax yow li ñu wax gëmuñu benn dóor lañu dóor ñii daw di sëgg dugg ci biir ay garage keroog maa ngi dégg waayu APR boobu mu ne ndigli baax na di waa ji daw yi mu daw ak sëgg gu mu sëgg ba ndigli baax na Seydina en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant mais ci local yi foog nga gën a ñëw waaw foog nga gën a ñëw
ci live yi. waaw parce que xam nga même bon local yi malheureusement mënoon nañ ci wax ko sutura ci choix yu yenn liste yooyu mais bon. waaw xam naa ni damay bañ aussi. voilà comme da nga teg sa kii ba pare. voilà mais lu ci mën a am daal Macky mooy. lu ci mën a am daal mooy. nañu jiital njëriñu Sénégal te sénégalais yeewu bañ kenn ku leen manipuler ti. man dépassé naa fu may farale ma Samba wala ma Demba. man njëriñu Sénégal fi nekk moom laa tax dama ne leen 2019 ku sénégalais yi fal. ñu assumer seen choix pare nañ ci. fu ma jugee rek mooy foo xamante jug nañ pour manipuler wala pour nax askanu Sénégal foofu dinaa jug taxaw wax lu ma ci xam. comme ni ñu ko defee woon maa yow ci capitaine Touré. ñëpp gis dëgg bi. te dañuy continuer aussi di ko defee neneen. macha allah nit ki lu mu la jaral ngay fen sa askan lu mu la jaral ngay manipuler sa askan. ñun dinañu ko jaral ñu wane dëgg bi wax dëgg bi fu mu nekk. te ku nekk na xam nga luy dëgg ak luy fen. macha allah kontaan naa. maa ngi leen di gërëm baax di sant encore une fois jërëjëf Mati. merci beaucoup merci. voilà donc ñu jël rapidement ki nga xam ne moom mooy moo nekk fële ca Allemagne Émile dinaa la jël après live bi xam nga ñun dañuy voilà lépp la ñuy teg de waaw mooy loolu mais dinaa la jël et je promets Émile il fait de très bonnes choses vraiment mi ngi APR mais vraiment aussi man live am j'aime bien su ma ci tombé di ko seetaan ndax day wax aussi lu am solo. waaw donc comme jëlul xaaral ñu kon ñu jël bokk Émile plutôt voilà Émile voilà benn 8 minutes bu saf rek parce que j'ai un rendez-vous aussi téléphonique après allo Mati. waaw Émile maa ngi lay ziar delloo ziar bu wér. voilà donc di la félicité. merci beaucoup merci. ñu ngi lay déglu Émile na danaan dugg samay live voilà depuis 2017 ndeysaan danaan dugg samay live et tout mais très sincèrement muy Émile di ñoom Seydina gars yi liñ ma doon wax ci Sonko yëpp ak waa Pastef gis naa ko maara day taali kon Émile ñu ngi lay déglu en quelques minutes rek parce que bon c'était pas prévu mais quand même mënu ma la ñàkk a jël donc maa ngi lay déglu ah Émile dafa mel dafa dem di allo oh là là. waaw dafa am ku ma bind message je pense nee na Kaliphone Sall moom moo bëgg a dugg Émile voilà donc mënu dugg am na ku woote nee na c'est Kaliphone Sall man nag miinu ma ko de Kaliphone Sall ñu ko bon il reste 5 minutes les gars nee na c'est Kaliphone Sall bon c'était pas prévu Moustapha Babou maa ngi lay ziar bu baax a baax di nuyu aussi di wax encore une fois yaay Ami Diop ñun dañuy gën a di am respect pour ki nga xam ne moom mooy Khalifa Sall très sincèrement c'est un homme d'État xamewuñ ko yenn yi même Déthié Fall aussi kii di aussi Gakou on a beaucoup de respect pour ces gens-là pour ces personnes-là vraiment allô waaw salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam kooku la Kaliphone Sall. Mati Fall man la Kaliphone Sall pour mu leer Sénégal yëpp nañ déglu Kaliphone Sall du pirate du faux compte Kaliphone Sall. waaw maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar bu baax a baax Kaliphone Sall. bon là il reste 5 minutes mais xam naa bon voilà donc. balaa dara rek. c'est pour cela dama lay baalu àq balaa dara. d'accord. parce que Sénégal yëpp ñu ngi déglu. fan yële ci ginnaaw. waaw. dugoon naa sa WhatsApp am du ma la bindoon te woon yow ba am kàddu yu ñaaw yi ma la joxoon Mati. waaw. te defoo ma waxoo ma. dëgg la. waaw kay maa lay baalu ak d'abord na ko Sénégalais dégg. baal naa la xol bu sedd guy billahi. yaa jëf. Sénégal moo ñu ñor Mati. billahi. gis nga ku Sénégal ñor. di nga ñëw wax luy dëgg bi. mooy Ousmane Sonko du nitu dara ak ay nitam. lu tax nga wax loolu. lu tax ma wax loolu yéen ñëpp gis ngeen ma nekk ci réseaux sociaux yi. di jàppale Ousmane Sonko di jàppale opposition bi di dal ci nguur Macky Sall ak ay nitam. dëgg la. mais ba ma demee ba toogaat sama njegenaay waxtaan ak sama njegenaay gis seen insolence seen réewande seen xamadi. yaakaar ni seen bàyyi moom réew mi. ñun dinañu delluwaat ginnaaw waxaat sénégalais yeewu leen. Ousmane Sonko bi di nit bu war a mën a sax jiite quartier waxuma la ak dëkk. man nag lu ñu mën si man mooy ay saaga. mënuñ si man ñaari salaamaaleykum saaga yi ñun ñëpp miis nañ ko. miis nañ ko. sëgëm bàyyiwuñu kilifa diine. asama. sëgëm bàyyiwuñu président sëgëm bàyyiwuñu ministre. bu ñu saagaa benn Kaliphone du ñaari salaamaaleykum mais ñun dinañu def suñu liggéey à partir de Mati tey. jàppal ni dinaa collaborer ak yow dinañu def liggéey bi nu mu mën si waree.
pour leeral askanu Sénégal kan mooy Ousmane Sonko. bu dee ñoom ci saaga la ñuy sukkandiku nañu continuer seeni saaga ñun ñuy andil Sénégalais yi kan mooy Ousmane Sonko. réewande la andi ci dëkk bi ay nit tamit comme ay xaj. ku wax ñu saaga la sonal nañu ñëpp. da ngay gis ci réseaux sociaux yi ñun ñu ngi seen ñoom 24 heures sur 24 amul lu ñu dul gis. da ngay gis ñu jël image u kilifa diine. monté ko def ko lu bon. da ngay gis seen nit yi toog ci internet bi saaga kilifa diine yi. ñoom seen bopp dugg foofu di commenté di yàq lu mel ni xame ay kilifa diine. da ngay gis ñu jël photo président de la république monté ko def ko ay xajak ay poupée jël ay ministre fu ko defoon Ousmane Sonko ñu saaga sa ndey. xanaa ndey Ousmane Sonko dafa gën a ndey sénégalais yi. looloo ñu jaaxal. xanaa bàyyi Ousmane Sonko dafa gën bàyyi sénégalais yi. looloo ñu jaaxal. combat bi mu ngi doog a commencé jàppal ni on travaille ensemble woo naa léegi Seydina Seck pour nekk woon sax nag ma dugal parce que boobu xaw ma ndax di ma jël. dëgg la dëgg la. jàppal bi mooy sama numéro on va travailler ensemble pour yee sénégalais yi Sénégal ñun dañ ko soxla ci développement. incha allah Sénégal ñun Sénégal dañ ko soxla ci liggéey ñu xiif mën a lekk. ñu feebar mën a faju. du waxu kese bi mooy tabax Sénégal du saaga yi mooy tabax Sénégal du reewande bi mooy tabax Sénégal billahi bu ñu gisee benn Barthélemy Diaz bëgg yore mairie Dakar suba taxaw di joxoñ police yi di leen saaga di leen traité ay gros mots te ëllëgi si biir bu jëlee mairie Dakar bu ambulant bi fayul mu bëgg a woo police yi pour ñu taxaw ko reewande la waaye Barthélemy Diaz a ngi noonu tey Macky Sall lay àndal kooku woowul kenn génn leen xeex lu tax Ousmane Sonko di woo nit ñi génn leen xeex dëgg la te moom muy daw ba Barthélemy Diaz buñ ko convoqué tribunal na dem wuy ji tribunal bés bu ne ñu ngi woo doomu Pikine ak doomu Thiaroye ak doomu Yëmbal ñu ngi wuy ji tribunal Ousmane Sonko réewande bu mu nekkee sénégalais yi ñoo ko si bàyyee dina dakk de ku doon nelaw dina yeewu ñun dinañu yee ñëpp ku doon nelaw dina yeewu barki alxuraanul karim Macky amul mbindeef bu ma jox 1 euro ku ma jox 1 euro na ko génne amul gis nga Marème Faye Sall ñëw na barki dem ba pare ak Macky Sall barki salatul fatiha amul ku ma woowul si gars yi fii affaire ne ma ñëwal nga rencontre ma ne leen dew ma mais le problème c'est pas affaire de Macky Sall wala leneen le problème c'est le Sénégal ñii il veut brûler le Sénégal ñun on a notre famille au Sénégal on a tous nos biens au Sénégal duñu seetaan benn wala kaana taxaw tey naan day yàq lu ñu tabax macha allah wax ji rafet Ousmane Sonko bi Casamance bi mu juddoo yaroo màggee waa Casamance ko gën a bañ waaw dégg yenn wala kaana yi nga xam ne intérêt moo leen ñor pour ëllëg bu Ousmane Sonko falo woo leen moo tax ñuy rey seen bopp di melli wala loolu yëpp dafay jeex man danaa commencé roy si yow parce que yow damay gis booy laaj 10 000 nit la saaga mais doo leen lijjanti mais man loolu mooy sama problème man saa yuñ ma saaga seen bàyyi Ousmane Sonko laa doon saaga loolu dinaa ko bàyyi dinañu leeral sénégalais yi kuy Ousmane Sonko ma ne nañu woo Adji Sarr si fii mu wax ñu ñaata daanu la Ousmane Sonko daanu ñun loolu moo ñu ñor parce que daanu am na fa de waaw ok bu viol amul tamit daanu am na fa nekkal si jàmm le combat continue Ousmane Sonko si suuf Sénégal si kaw réewu leen sax nekkal si jàmm jaajëf waaye kon yow kii neex na di kii mooy Khaliphone Sall dinaa koy farakon di seetaan yii mais Khaliphone Sall wàcce na fii ba 0 waaw mais sama gars yi nag il faut ma clôturer live bi neex na Émile maa ngi lay ziar. delloo ziar bu wér soxna Mati. voilà on a que voilà quelques minutes voilà mais naa la jox 5 minutes mais il faut nga gën a di ñëw ci live bi Émile parce que yu am solo ngay wax. waa Kër Sonko yi seen problème est que ñoom ci internet bi ay saagakat lañu am mais amuñu ñoo xam ne dañuy décortiquer am nañu culture générale ils sont cultivés xam nañ géopolitique xam nañ Sénégal bu baax amuñu ñoo xamante ne mun nañu communiquer en fait ay saagakat lañu am donc moo tax man c'est un plaisir de t'écouter toi parce que tu es intelligent et am nga culture générale quoi en fait te xam nga politique maa ngi lay bàyyi la parole. Mati encore une fois ñu ngi lay remercier di la féliciter wax nga dëgg yow dañu war di wax lu bëre parce que li gën a gàtt sax mooy da nga dépassé live yow diaspora bi ñoo war a lijjanti loo xamante ne créneau lay nekk boo xamante ne ñun ñooy jóg di wax ak sénégalais yi parce que Sénégal moo ñu ñor bu doon politique rek ku nekk am fooy yam mais bu la Sénégal ñoree xëy na di nga ànd ak nit mais dëgg gi ngay xool dëgg gi ngay dox parce que bu doon Sénégal ñoruñu ku ci nekk mën nga toog à l'étranger di lijjanti sa bopp ndax ñu ci bëre ba ñuy génn Macky Sall nekkul Abdou Diouf Abdoulaye Wade sax nekkul président ñun suñu génération ñu ci bëre Abdou Diouf lañ fa bàyyi presque kon Sénégal moo ñu ñor dëgg moo ñu ñor waruñu nangu ñuy créer beneen système politique boo xamante ne kenn jàngalu ko ci benn école muy mensongisme ñu bëgg ko démarrer Sénégal ñu koy nangu ay mag yuy toog di xool lu ñuy sos pour nax nit ñi
loolu man loolu laa mës a xeex Ousmane Sonko ban koy tuddee Sonkolé amagul woon sax plus fort reste assemblée nationale kon du dafa am fu mu toll wala nu mu mel moo tax ñu doon wax ci moom mais pour bañ ñu yàq li nu am Sénégal mooy une politique saine une politique de développement mais toog di sos ak di saaga ak di wax lu bon ku mu neex mën nga koo def mais ku nu yar nga nekk nit ku baax am yéene bu baax ci sa bopp ak ci ñi ngay waxal di nga ko moytu président Macky Sall nag sànq maa ngi lay dégg parce que dama génnoon bi man sama bopp maa la këf tey xaaruma nga invité ma parce que dafa am wax yoo xamante ne foog ñu koy leeral moom Ousmane Sonko demaat na changé kii woom parce que man daf maa xax bloqué man damay xool sama téléphone jabar laay jël pour mën a xool li mu bind mi ngi naan ay Macky Sall dafa wax ne way kenn mënu ko xoqatal Macky Sall dafa ne ba muy nekk opposition kenn mënu ko xoqatal maanaam amul woon lu ko jaral daw bay mbëkk ay magasin bay dugg ci ay mbaaru xaraki ay ginnaaw kër ak di wut buntu sarale waaw foofu la waxee mais waxeewul ay man kenn mënuma xoqatal Ousmane Sonko il est trop petit te waxoon nañ ko ne Barthélemy Diaz mi moo leen di utiliser na mu doon def Khalifa Sall yow yu bëre wax nañ ci xam naa duñ ci détaillé parce que kon live bi day yàgg te am na ñu am solo ñu war a dugg nan ñaan jàmm Sénégal ñu xeex ñun ñëpp jàmm pour Sénégal Macky Sall dafay jeexal dem mais Sénégal Njaay la sant moo tax foog ñu ko ne di ci xeex keneen kuy ñëw nga teg ko ci yoon ñu ngi jéggalu Mati merci encore jërëjëf merci beaucoup voilà donc gars yi mun naa ne presque jeex na dañuy jël juste benn 5 minutes bu ndaw rek ak Sarr voilà balaa ñuy jeexal voilà encore une fois maa ngi nuyu na xalifis yëpp wax dëgg neex yàlla du parce que lii xew na que Khalifa Sall ni mu mel ak yëpp ñu war ko fàtte déedéet voilà mais bon voilà mooy loolu daal waa Sarr maa ngi lay ziar Sarr woo naa la sànq nag soxna Mati heure bi jot na mais dama lay bàyyi rek les 5 minutes de Sarr parce que voilà j'ai un rendez-vous téléphonique voilà ñu ngi lay déglu dëgg la dóor mu daal waaw non Mati man li ma waroon wax yëpp mais Kaliphone boobu il faut nga jox ma numéro Mati mais Kaliphone wàcce na laaj bi ko zéro tout dit mais kii dafa intéressant bëgg a bàyyi il faut nga jox ma numéro man tey du ma ñëw sax di wax ci affaire gëm sa bopp te man li may wax mooy gis nga man su ma nekkoon conseiller Macky Sall man affaire bi jeexaloon naa ko bu yàgg parce que y a jamais au Sénégal opposant bu am fitu foncé ci maintien de l'ordre man dama daan sol tenue Sénégal avant may ñëw fii j'étais un sous-officier de l'armée mais man ma gis Sonko toog ci kanamu oto ku nga xam ne dafay prétendre pour nekk président wu Sénégal li may wax dama bëgg ngeen déglu ko de yéen ñi saagakat yi mais en 2 minutes rek s'il te plaît Sarr en 2 minutes rek léegi mu jeex léegi dama koy arrêté léegi tout de suite mais man li point bi ma gën a métti ci affaire bi mooy force de l'ordre ka nga xamante ne boo nekkee président fii nga leen di fekk te mënoo leen fay jëlee tout ngay demander ce chauffeur pour mu foncer seen kaw mais lii man j'appelle tous les Sénégalais de diaspora que Sénégalais yi nekk Sénégal que ñu jël lii en compte que man j'appelle man actuellement je crée un mouvement tout sauf Sonko te dama bëgg man à partir tey Mati dama laa ñaan bëgg bàyyi boobu bëgg naa ko am numéro Kaliphone bëgg naa ko am numéro et je vais lancer le mouvement tout sauf Sonko point final Mati fii laa yem tey jaajëf man li tax ma bëgg la merci beaucoup Sarr gëm sa bopp depuis Allemagne ñoo fal merci beaucoup kon nag gars yi maa ngi remercier Bapulo Kodas l'ambassadeur depuis que Ndiaye Lo mi ngi def liggéey bu am solo maa ngi lay ziar la nuyu bu baax a baax di remercier encore une fois Seydina Seck sama xarit la yàgg nañu maak moom vraiment fii ci France di ko remercier bu baax a baax di nuyu aussi nag aussi waa Saint-Pix également ñoom Bamba Kassé bëgg nañ également ñu ñëw ci waxtaan wi Ibou Ngom dinaa la jël encore une autre fois mais je dois vraiment arrêter là donc inchallah ñoom Moustapha Diakhaté gars yi bëri dinañ ñëw pour élection locale yi candidats yi également dinañ leen invité également ñoom Ba Diakhaté aussi maa ngi leen di ziar gis naa leen ci live bi kon nag gars yi vive Kodas et dama ne ngeen def maximum de cœur pour Françoise Hélène Gaye la lionne la première à faire face au gars de Sonko di xeex ci internet bi ma ñëw taxaw ca les 2 lions ñoom ñoo fexe ba tey jii ñu ni freedom ci réseaux sociaux yi kon nag tey moom dañu dëggal suñu bopp ñun dañoo yàgg dëggal suñu bopp les 2 lions qui ont tout fait pour que droit à l'expression nit ñi mën a wax mën a dund mën a nekk ci réseaux sociaux yi ku nekk wax sa xalaat kon nag maximum de cœur pour Françoise Hélène Gaye mbir mi yow la yéen waa Kodas liggéey bi ngeen def kenn mënu leen a fay
kenn mënu leen a fay ñu wax ko ñàkk ko wax mbir mi yéen la ba mu méttee yéenam taxaw jàkkaarloo ak man teg sam toog sama wet pour ñu jàkkaarloo ak waa kër Sonko yi waaw di nag wax ne xoolal gars yi maximum de cœur pour bëgg bàyyi bañkat mais sama yaram dafa daw sànq ba mu waxee def live mu ne parfois dafay lépp sax connexion pour mën a def pour mën a def live am kon nag bëgg bàyyi bañkat ak sa mouvement maximum de cœur pour lui également Khaliphone Sall nag toj na live bi kon nag Ibou Ngom maa ngi lay ziar bu baax a baax incha allah ci biir donc élection yi dinañ la jël yow Ibou Ngom ak waa réew mi ñu ngi la di nuyu bu baax a baax jàmm ak jàmm gars yi bye bye nekk leen si jàmm live bi toj na Khaliphone wàcce na ko ba zéro ciao